Gaston Production présente Eumeu Sène Tay Shinger. Lac de Guiers 2, les Diatou du Waalo. Dimanche 4 avril 2021 en live pay-per-view sur senaffiche.com. Moustapha gis nañ ni que Lac de Guiers numéro 2 yokk na expérience yokk na staff lu bëri yokk na ci moom mais physiquement quelle est la différence entre Lac de Guiers 2 bu bëri woon ak Eumeu Sène ñaari yoon ak Lac de Guiers 2 bi nga gis ci signature contrat yi. déjà boo xoolee at mi ñu njëkkoon bëri su ma jumul 2010 la woon non. waaw. at boobu ñu bëri ak léegi 11 ans la boo bëggee jëlee Lac de Guiers numéro 2 2010 ba moment bi dina am toute différence boo jëlee Lac de Guiers numéro 2 2010 teg ko ci balance jamono jooju moo nekk ay 115 120 kilos. tey jii Lac de Guiers numéro 2 boo ko tegee ci balance lay doon ba 120 kilos yor 130 kilos. donc yokk na fi masse ak volume. est-ce que masse boobu arrangé na ko ci diggante mu Eumeu Sène. en fait mu am masse trop bëri Eumeu Sène mën na ko bañ a arrangé parce que Eumeu Sène dafa soog bëri suy bëri moom foog nga am vélocité am souplesse mën a braquer mën a débraquer donc moom pourquoi ma expliqué ne boobu dafa tuuti woon devant Eumeu Sène forme yooyu ak bi mu am léegi bu mu fi bëri na fekk Yékini na fekk Papa Sow indi forme yoo xamante ne gis nga ne Lac de Guiers yokk na même bi muy bëri bi passé parce que Demba Ndiaye rek ak Boy Niang gis nga ne dafa xaw a yokk laf tuuti peut-être sax je pense que loolu sax moo poussé woon adversaire am jeune adversaire am Boy Niang ba mu dabal ko am tuuti volume comme moom tamit ba tax peut-être sax bëreem yàqu ci li ñu xalaate quoi. ça veut dire que daal Lac de Guiers 2 bi ma gis nii ci moment bii ma gis ko muy entraîné gis ay image am ci réseaux sociaux yi télévision yi. ci senaffiche.com. ci senaffiche.com laa ko gis et ma gis ne aussi un grand connaisseur Mohamed Ali Ndiaye notre champion du monde assiste ko mu jógee France ñu suivre ko pendant lu mat 1 mois donc am na lu mu gagné. te maa ngi dégg aussi Lac ne depuis très longtemps Ali Ndiaye da ko coaché à distance. donc li mu ko coaché ak bu mu ñëwaatee fekk ko fi li mu ci mottali ça veut dire que ne Lac de Guiers ma gis démb ci télévision bi. seen 2STV yi. gis naa ne Lac de Guiers 2 mi. il est en forme. ça va il est en forme plus que mieux que bu muy bëreeg Boy Niang. est-ce que il est plus en forme que Eumeu Sène bi nga gis ci plateau bi nga xamante ni dafa mel ni dafa yokk masse aussi. voilà xam nga Eumeu nag mbiru expérience la yàgg ci làmb ba sax doo ko mën a calculer ti mën na ñëw sew koŋ woo koŋ def combat bu gudd bu rëy mën na ñëw newi ñëw nelaw mën na ñëw newi am combat mais moom nag bu ñu ko tëkkalee ak Lac de Guiers 2 ci ay muscle Lac de Guiers 2 muscle long la Eumeu Sène muscle court la muscle dafa gàtt day gaaw a fees dafay impressionnant am na fi ma ko gisee moom tamit ci image yi senaffiche.com ba tey mu gis bras yi gis ko muy dox xam nga nag Eumeu dafa joŋee nag waane muy dox am na ay manières yi muy def yoo xamante ne da lay impressionné donc gis naa ne bras yi mat na avant bras yi mat nañu il est trop bien léegi rek laa gis loo xamante ne ci moom peut-être daf ko travaillé wala waroon na ko travaillé mooy les abdominaux. les abdominaux yi gis naa ne quand même am na tuuti biir. mais bu wuteeg bu mu doon am. bu wuteeg bu mu doon am exactement. loolu lan moo koy def. ñàkk travaillé la wala lan la. xam nga tam booy xool bi mu bëri Modou Lo ba léegi bëriwul li muy wax ne nag c'est psychologique ah. des fois en général mbër soo bëree jóge ci défaite da ngay benn relâchement bàyyeeku lu ñu poussé nga dem pour nga dem foog lii dal ko rek mooy nga am combat. xam ne yow mi da nga war a effacer. sa défaite boobu. mais moment boobu ay moment défaite yu difficile la da ngay maigrir des fois da ngay dépérir da ngay jékki-jékki bàyyeeku. dootoo jóg di entraîner comme il le faut ba keroog défaite bi di génne ci yow ngay doog a reprendre et donc maintenant là il a un combat devant lui liggéey na mais un ventre biir dindi ko dafa jafe biir boo pour nga dindi ko un athlète dañ ciy xëy di ci gont le matin da ngay def ay travail abdominaux lu nga def ay travail abdominaux yooyu mooy dindi biir mais am na ko mais mbër tamit des fois day am biir. dégg naa loolu. biir mbër des fois biir day jekk ci moom am na mbër yi am ay col yu yem muy moom la nekkul biir bu rëy mën naa am sax mu ñëw ci combat ba ak ni ñu ko gisee nii wuutee lañ gisoon démb barki démb. parce que les abdominaux boo koy travaillé doo ko travaillé mu jox la ko léegi day jékki-jékki benn jour rek mu nettoyé la tout ce qui est graisse bu nekkoon ci
couche de graisse bu nekkoon ci biir bi et après ça va aller mais li ma gis ci moom daal ak li ma gis ci Lac de Guiers daal. ko gën a nekk ci état. ki gën a nekk ci état daal ragal naa bu combat bi guddee lool bu yàggee day nekk avantage yu Lac de Guiers 2 loolu man nag sama bopp laay waxal li ma gis ci bët su gàttee loolu bu ko ëmb sa écourté li xewoon ci combat bu mujj tam mun na fa xew parce que mbir bu nekk ni nga préparé. mu mel nii amateurs yu bëri dañuy naan Lac de Guiers 2 du tànk dara. Lac de Guiers 2 day xaar Lac de Guiers 2 day rasu. tey jii mu jëm ci benn combat contre Eumeu Sène boo xamante ne amateurs yu bëri dañuy xaar ci moom mu jël ay initiative ba coach boobu nga tudd muy Mamadou Ali Ndiaye nee na bi yoon Lac 2 prendra des initiatives. est-ce que Lac dina baax ci moom mu jël ay initiative def combat rapproché diggante ak Eumeu Sène. xam nga nag en général mbir bu nekk di nga jàng bëri. mooy dégg sax mbéy mi Tigre de Fass ñu koy nuyu de passage. ko ñaanal wér. yàlla ko yàlla may tan bu gën a am tan. te nee na baax na nga am dara bi alamin. macha allah yàlla ko yàlla yokk. en fait mbir ni nga jàng bëri en général loolu du la bàyyi sa carrière moom jeex. da ko nekk xam ne toute sa carrière day observer mbër di utiliser say failles. gars yi naan mënut a bëri ah kay ku mënut a bëri li mu bëri Eumeu Sène ci combat bu njëkk ba bëri koog Modou Lo bëri koog ndaanaan yëpp ku mënut a bëri dañ lay lem daan la mais nañ compter de Sénégal rek man de Sénégal mosuguma gisaguma fi mbër bu gën a naqaree daan ku mel Lac de Guiers mosuguma gis ca mbër yu ciy téye mbër yi ma mag ak yi mu topp ci man ak yi maasee ak man yi jëm ci suuf parce que toute sa carrière benn defet lañ ko fi taqal laa wax na parce que am naa samay principe bu bopp ak samay xalaatu bopp mooy bu ko Eumeu Sène daanee nii à part loolu gisu ko daan te ñëpp la bëre donc moom dafa am système défensif bu grave boo xamante ne gars yi mënuñu ko percer. Eumeu Sène la bind buntu bi keroog ne coppite tànk wàññi ko te pourtant bu njëkk ba rek coppite tànk ba ñaar ba ñetti yoon réussir ko bu mujj bi mu jàpp ko wàññi ko pourquoi parce que joxe na tànkam Eumeu Sène la daful may mbër ñaari salaamaaleykum du maye caaxaan foo ci bëri dafa am bëri bu nëbbu dafa am ñu feeñu bëri nag moo ko par rapport ak adversaire am Eumeu bërim daa fës bërim dafa yaatu dalay ubbil la nga dugg dalay génn day windeel ak yow day tenté tout. mëntaan la moom da ngay bëri boo bëree mu bëri soo bëriwul mu bëri mu gis sax dina àgg ci may la des fois mu joxe wet carrément des fois mu dugal ci xamal ko boo xamante ne sax. taxaw defoo ko dugal bu mu mayee Lac de Guiers wet. pourtant nag may na ko wet nag ci combat yi passé ko dem nañ ci suuf la ko doon ko sentir ko action loolu bu am importance boo xamante ne Lac moo na ko saisir waaye bu ko saisir loolu moo koy fekk parce que tamit Eumeu bu leen fàtte ne bokk na ci bëri daa xam mboot Sénégal te taay bi guddul te Eumeu bu ko gars yi di ndaama de Eumeu dafa nekk mbër moo xamante ne ci diggante njool ak naam la nekk na kuusul ko doon cër yaa gàtt loxo ya mais Eumeu boo taxawee moom nii ci nga xam ne kii gàttul du kuus te mbër te spécialité Eumeu caxabal la mboot padd ba ma di bëri ki tànk di bëri ci loxo yi daf koy servir d'interception tànk di ko servir de padd di ko servir de caxabal di ko servir de mboot ndaanaan mboot kat bu mag la Eumeu xanaa fekk ñu doon combat ba Ousa Sow bëri bu métti ba ay Eumeu yàgg na bëri combat yu métti quand même ndekete jeune âge am la commencé bëri ay combat yu métti ba nëgë ni mu koy dund. macha allah ñu xam ku ne xam Moustapha Guèye ci franc parler moom ku ko bëgg nan nga koy bëggee ku ko bañ itam nan nga koy bañ. waaw day dem droit au but. tey ñu bëgg benn rubrique bu bees ci Lutte TV mooy nu ko Tafa Guèye jàngatee Tafa Guèye nu mu koy décortiquer Tafa Guèye bu indi woon Eumeu Sène ci làmb ji nekk coach wala ko toogal ban Tafa Guèye lu muy bëri loo Eumeu Sène. Eumeu Sène su ma ko indi woon tey jii ci làmb ji dama ko naan combat rapproché te bul jël coup de poing en général nag bëri naan damay jël koom encaissé koom jàpp ko loolu mbir mu xamul kurpeñ rek moo koy wax waaye ku xam kurpeñ xam na ne sa doom bu am 6 ans bu la fekkee nga toog nii mu ne la këpp kurpeñ ci menton mën nga ne det mu ne la këpp kurpeñ ci tempe mën nga ne det mu ne la këpp kurpeñ ci plexus mën nga daal donc kurpeñ la kenn du la encaissé Eumeu nag mu ñàkk encaissé kurpeñam waaye ñu ko dara yàgg naa dër gis na ci ay kurpeñ mais nag peut-être combat bu mujj jógee dina ko servir de leçon parce que combat boobu tamit xëy na sax amuñ jot a dugg ci lan moo tax Eumeu daanu
charge bi diisoon na ci moom. noonu naa sax lu tax ëmb daanu. lan moo tax ak Modou Lo. lan moo tax. voilà moom déjà moom moo yor titre roi des arènes def ko ci poosam effort am warloon na bari ci combat ba dafa doon bàyyi ak Modou Lo combat bi te su bàyyi Modou Lo combat bi ci lay mën a am contact ak Modou Lo xam nga tamit dem jëli ñu indil la moo ko gën su taxawal léewtoo ak moom fermé def sax ay bagages yu dëggul ci moom sànni gauche sànni droite taxaw di léewtoo mais dafa bëggoon kut ko kut tout de suite mu régler situation mais est-ce que du loolu la mooy style lu bërim sànq ku nekk ak ni nga jàngee bëri loolu nga wax sànq ci Lac de Guiers. est-ce que Eumeu moom itam bërikat la day ñëw bëri. xam nga tax ma wax loolu parce que Eumeu dafa tolloon ci di reyante di fight pour nekk roi des arènes yàlla teg ko ci loxo mu daan un grand champion Bombardier téye naa roi des arènes bi dama koy màggataale wala dama koy ñibbiwaale quitte à ce que match nul am ak lu mu ni xëy titre roi des arènes day des ci moom. c'est vrai nag mu am nag benn contresens mooy dafa doon jël si revanche am xam nga dafa nekkoon entre le marteau et l'enclume dinaa fayu Modou Lo li ma def ni ma daane woon dama koy daan du ma moroomam maa ko mën et dans sa tête moo mun Modou Lo dans sa tête du moroomam dans sa tête moo ko dàq bëree fekk nag kenn ngi taxaw de loin observer la comprendre daanoon la bàyyi ko combat Modou Lo lii Modou Lo def loolu la Eumeu Sène waroon def Modou boobaa Modou Lo dina déforcé wu ñëw wut si victoire parce que dafa jóge ci defet Modou Lo dafa jóge ci Balla Gaye fraîchement bu ñëwaatee foog mu daan su daanul woon Eumeu Sène lii tey jii du am position bu mu am ni war a bëri Ama Baldé war a am non day kon day toog nekk ci xili mi na mais toog na xaar ba ñëw ko premier contact premier coup de poing mu am victoire. premier coup de poing mu am victoire mais yaa ngi woon ci boo indi woon Eumeu Sène bagarre rapproché. combat rapproché éviter la bagarre. combat éviter le coup de poing. éviter le coup de poing. après nag la moo lay may ndam. laxasu contact. laxasu contact Eumeu booy xoolaat ñi mu daan ñëpp ci contact leen daan dóoragul kenn mu daan donc moom mbër la bëri ba ab xeex ba. laxasu contact benn contact ñaari contact wala ñetti contact il faut arbitre àtte wala dafa war a fexe lu mu am yëpp mu joxe ko ci premier sud. ci premier fu mu toll ci expérience daal mooy fu mu jàpp Lac de Guiers daal bu mu ko bàyyi te daanuwul. lu tax da ngay bañ mu sonn. xam nga tamit man ni may jàng nii gis seen physique. damay ragal ne Lac dafa yàgg dafa bëgg yóbbu combat bi usure. Eumeu dafay bañ combat bi yóbbu usure normalement. parce que aussi liñ toog bëriwul yàgg na. su ma juumul. Lac moo mujj bëri. non Eumeu moo mujjee bëri. Eumeu mujj ak Modou Lo. Eumeu waaw Lac mu ngi bëri 13 juillet 2019 ak Boy Niang. oui Eumeu Sène bëri 28 wala 29 juillet. ci même mois bi ci même mois. ci ñoo bokk ñoom ñaar ñoo bëree noonu daal. waaw ñoo bokkoon mois bu ñu bëree. kon ñoom ñaar tembo ñoo yem kii jóge ci défaite kii jóge ci victoire. kon mi ngi noonu en fait man daal su fekkee dama indi Eumeu da koy contact yi loo. contact nag pour nga am ko sa adversaire y a plusieurs façons. doo gëm rek dem contact yi. arbitre sifflé nga dem contact yi. am na fooy jaar pour gis ouverture ba dem contact yi. Eumeu fa mu jaaroon. ba coppati tànk autant de fois. ci premier combat ba ci deuxième combat bi. wala dafa mën a jaar parce que mën na ko mën na song. mën na jàpp gañoo. mën na jargandul donc Eumeu kenn du ko jàngal bëri. kan moo koy armé defar ko ba mu xam le bon moment. ndax tamit xam le bon moment bi ngay jàppee ci tànk. xam le bon moment bi ngay dóore ji. xam bon moment bi sa adversaire dóore ji nga jóolu ko ba ñam bitti ko dafa am solo. daf ci am ndoxtu yoo xamante ne foog nga xam ko pour am li nga bëgg. mais daal bu su ma ko daal maa indi Eumeu Sène daal. du ma ko ne taxaw fa di xeex jëmale suba. du ma ko ne combat bi gudd. maa ngi ko écouter le combat bi. lu ma gën a gàtt gën a baax si yow. soo indi woon Lac de Guiers 2 Tapha Gueye toogal ban Lac de Guiers 2 loo koy bëri loo. excusez-moi sens contraire laa koy bëree loo. dama ko naan taawil combat bi lu mu gën a gudd gën a baax bu doon sax ci 5 minutes mujj nga koy daan yóbbu ko foofu. kon da nga bëgg fu mu toll nii lu mu Lac doon bëri Lac bëriwaat ko. non Lac li mu doon bëree mën na ko bëriwaat parce que ak course yi ak nu mu mën demee tam noonu lay bëriwaat ah. maanaam mu xaar comme ni mu xaaree woon Yékini. xam nga xaar tamit c'est tóotóor non xam nga xaar boobu tam baaxul xaar dafay am ak réaction parce que li bëre dañ ne bëri dóor tantôt mën nga simuler sànni benn ko bu dal adversaire bi ñëw song si da nga déplacé wu bàyyi ko dans le vide tantôt nga jàppante tantôt war a ceeku mais yow bu fekkee da ngaa bëgg a sonal mbir bi rek mooy da nga koy taaw yi mettil bëre bi yàggal bëre bi bu fekkee wàllu condition physique kay loolu moo jaadu moo tax ñu naan mais naka la ñuy dem préparer combat 6 mois 1 an ñu bëgg a taxañ combat bi tout de suite nii léegi
man perte naa samay combat yoo xam ne mais yow avec tout ce que tu as entraîné kat yi mais yow li nga entraîné yëpp ak li mu bëri yëpp mais doo jël sa temps bëri jël temps waa gi sonn nga daan ko nga ñëw di balaake combat ci ay 10 secondes ci sama combat ak Adam Suguer sama jibile loolu la ma expliqué woon mais noonu la il faut prendre son temps parce que lamb ji léegi xat na lamb ji metti na ba ko perte sa valeur marchande dafay perte ses supporters xaw a ros xam nga Sénégal ni ñu supporté bon nag del daan rek ñu lay supporté daanoo ñu woon la ginnaaw léegi ku ci keneen dans ce cas nag Lac de Guiers dafa am benn avantage yu rallonge su ëmb mën na ndax ëmb bu sànnee Lac sànni ñu sànnee ndoo ba su Lac mooy daan su ëmb du dal parce que moo gën a gudd cër c'est normal donc ëmb Lac la distance la war a bëree di ko mun toucher ay direct di ko mun toucher crochet ba su ëmb bëggee bëre mun ko téye mais moo tax mu toogee di léewtoo sànni jël initiative ëmb dina ñëw accéléré ko ci kaw dem ba tëgg suuf dem bëre jeeg moom mais ci biir bëre dóor nag ba tey bëre ba jëf ca bëre moo ëpp doole jëf ca dóor mbër na ngëb ko bañam bëgg a dóor mbër ma ñu ne ko sévère jaar ci yeel yi guddi ba taxaw dóor ci suuf donc là dafa am avantage am bi ci ëpp mooy taw bi combat bi mu gudd ñaar bagaar rek moom c'est normal émotion bagaar rek moom day tontu day xeex te mbër muy fayu mbaa mbër muy xeex moo ne mbër muy xeex moo ne xeex moom muy fayu moo ne xeexal ki ngay dóor du fay sax moytu ko c'est dangereux ngay dóor moom mu taxaw la xool di moytu c'est dangereux ki ngay dóor muy fay sax mun nga am répondant mais ki ngay dóor mooy fexaas ki ngay dóor muy effacé ki ngay dóor mu li ñuuxu kooku moytu ko xam li mu bëgg mais ki ngay dóor muy fay ubbeeku na ta sans loxo yu jóg rek fayu am na surpassement derrière nga sànni direct ñu yëg la ci kaw pan xoolee nag Eumeu Sène def na ko Lac de Guiers ñetti yoon seen combat bu njëkk saa wala nga yëkkatee gauche rek Eumeu jaar ci ginnaaw dóor ko crochet. ci la ko dóor crochet boobu malheureusement avant bravo Eumeu bi moo dal ci loosu Lac bi la xaw a ci biir tuuti mais mbër bu entraîné ba nekk ci forme ba loos bi dëgër fi ñu ko dóor ko peñ war a daanu du fa daanu. loolu am na ci combat bi keroog touché na ko autant de fois. donc Lac nag actuellement li moo ko def moom mooy combat à distance adversaire def combat rapproché. Moustapha Guèye tey jii Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène gis nañ façon bu ñuy xeexee Lac de Guiers 2 di dóor ay direct combat à distance Eumeu Sène di dóor ay crochet combat rapproché ñoom ñaar xeex bi kan lay gën a arrangé. kii dóor direct la xeex bi gën a arrangé. kii dóor direct toujours mooy gën a dal fi mu bëgg kii laaw mën na dal mën na bañ a dal kii laaw sax mën na dóor gaañu moom di boppam parce que booy laaw da ngay def nii fii mooy dal. koy bañ nag direct fii mooy dal. kenn tóor yi ñooy dal. kii bokk la nii te booy laaw peut-être 3 secondes nga laal adversaire bi kii jam direct nag moins d'une seconde direct mën a atteindre donc fi muy jógee c'est direct yoon wu jub moo gën yoon mu dëng. bim direct laaw ça prend du temps. kuy laaw ak kuy dóor direct kan moo ëpp chance dóor mu daanu. kii dóor direct moo ëpp chance dóor kii laaw mu daanu ndax kii laaw bu xàccee laawam di indi laawam direct bi dugg bu direct bi dalee avant laawam di dal moom danaan direct ndax kii dóor direct mooy gën a mooy njëkk a dalee su ñu départandoo midi pile midi 1 seconde direct dina dal midi 3-4 secondes la laaw bi di dal. kon booy toogee boo nekkee sa kër seetaanoo combat bi ñu ne Lac de Guiers 2 Eumeu Sène dóor mu daanu am na foo koy gën a xalaatee. bu fekkee laaw bu dal la ma xaar ko ci Eumeu Sène bu dee direct bu dal la ma xaar ko ci Lac de Guiers. macha allah Moustapha Guèye kontaan nañu trop ci yow wax dëgg yàlla yaakaar nañu tax nga combat bi te doo ci dara macha allah comme d'habitude ñu yàkkamti nag pour gis le dimanche le 4 avril incha allah mais un petit mot pour les Sénégalais de la diaspora yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy seetaanee en pay-per-view Gaston Mbengue bi ñëw war a def événement pay-per-view diaspora déjà yow le fait que ñu def pay-per-view diaspora Sénégal fii gratuitement noo gisee loolu. bon en fait li ma ko gisee am na solo trop. d'abord sax bala may dugg ci pay-per-view diaspora bi foog ma ñaanal ñaari mbër yi muy Lac de Guiers muy Eumeu Sène yàlla may leen jàmm ñu dugg ci ñu jóge seen kër ñëw ci làmb ji bëri kii daan kii daanu ku ne ñibbi sa kër làmb continué nekk làmb c'est lu sport la Eumeu Sène mën na daan Lac de Guiers 2 fois Lac de Guiers aussi mën na ñëw def revanche am muy 1-1 ñu dellusiwaat mën def l'appel am nañu temps ñoo bokk carrière war nañu ko mën def gis naa ne ci biir combat bi discipline am na ci respect am na ci waaye nag gàmmal lay am na ci comme tout mbër rek ku nekk di napp sa morom
mais bokk na ci ñaari mbër yi gën a yaru ci Sénégal. ñaari mbër yi gën a nangu collaborer ak promoteur. dernière question ci balaa ñuy dem ci pay-per-view bi da nga wax ni que ñoom ñaar ñoo bokk à peu près génération. Eumeu Sène dafa bëri ñu koy tooñ naan mag la surtout supporter Lac de Guiers rek yu Balla Gaye Eumeu Sène dafa magal Eumeu Sène ci bi nga koy xam ak léegi. est-ce que pour yow Eumeu Sène physiquement amul affaire de âge bu ci feeñ. bon physiquement dafa dëgg yàlla gisuma benn âge bu feeñ ci bëreem wax dëgg yàlla ay combats yi gën a xotteeku lay bëri combats yi gën a metti âge nag moom ki nga bokk ñoo bokk génération moom ku nekk xam na ne ñu mbëri ni juddu 70 ak bi juddu 80 ñoo bokk benn génération. te nag man li ma natt ci Eumeu Sène rek mooy arbitré naa ko mbapat. muy bëri Mbaye Diouf fii ci rue 15 buntu kër yu si. mbapat bu rëy dégg naa jour boobu bu mu daanee Mbaye Diouf. ñu ngi nodd fajar. bon boobu mbapat dee ba fajar bu njëkk nag xam mbapat rek léegi làmb yàqu na ngay dem Tëngéej bëree mu tas nga jàll jàmm gën bëree mu tas. ngay wàcc di wàcc mu fi jëm 5 heures du matin. dëgg la ce jour là. et puis gis naa mu bëri Ouza Sow mbapat ak arène yëpp génération Ouza la donc. dëgg la bu dee buy magantee Ouza ay tuuti la ñuy magantee. kon kenn mënul wax ni Eumeu Sène. non mun ma dugg ci âge yooyu non. parce que gagné na expérience te Eumeu c'est un lutteur sérieux il s'entraîne il est bien bëgg na affaire balballu. donc affaire âge moom dañ ko dindi teg ko ne la rek. pay-per-view diaspora. pay-per-view diaspora moom mooy la ñu defoon ca combat Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux la ñu bëgg a dekkal mais nag bii dafa xaw a wuute mais kenn amuloon ñëpp dañ jaar pay-per-view cette fois-ci nag Sénégal dañ ko seetaan mais diaspora bi dëkk yi nekk ci yi nekkul Sénégal yëpp pour nga nag participer seetaan combat bi nga xamante ne seetaan sa fête indépendance lamb laa ko tuddee boo bëggee seetaan sa indépendance lamb da nga dugg ci pay-per-view bi Lutte TV non. am luttetv.com da koy wane senaffiche.com da koy wane senaffiche.com da koy wane gastonproduction.com da koy wane gastonproduction itelépay.com da koy wane itelépay donc am nañ 4 pay-per-view kon nag gars yi nag gaaw leen bala moo jeex possibilité bi am na waaye man de su ma doon conseil daal sama conseil daal ci luttetv.com lay nekk parce que da ngeen yóbbu seen équipe di filmer seen bopp non seulement seen image baax seen son baax ba pare gars yi miin leen ku def da ngay def lu wóor man de parier naa ci luttetv.com. da ngay bàyyi Gaston Production. non bàyyi naa Gaston Production bàyyi naa ITN damay lim damay lu leer rek bàyyi naa seetaanu ma ko ci Gaston Production seetaanu ma ko ci ITN ITV seetaanu ma ko ci troisième. boo ko seetaan ci seen affiche. du ma ko si seen affiche ou Lutte TV la mën naa fa seetaan ñoom ñaar parce que ñoom ñaar ñoo lëkkaloo. li génn seen affiche mooy gën a Lutte TV ma daal jàpp naa may. li gën a may fépp incha allah te diaspora bi. dañu leen di conseiller. L'expérience fait la différence. Lutte TV dafa am expérience su def fi ay combats yi. yow dañu bëggoon jël plateau sax nga toogal ñu plateau. mun naa jàppante des fois mun naa jóge fee ñëw defante yéen ñaar. dellu defante ñaar comme moom léegi seex lañu. dañuy jaaxaan. macha allah kontaan ci yow Moustapha. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Bonne fête de l'indépendance. Lac de Guiers 2. Eumeu Sène. Bonne chance à tous vous deux. mbokki diaspora asalaamaaleykum 4 avril fête de l'indépendance waaye 4 avril lamb indépendance Lac de Guiers numéro 2 Eumeu Sène ñu war a daje ci arène nationale ku bëgg si daan lamb ji te nekk ci diaspora bi naka ngay def. jërëjëf Père Tafa yaakaar naa ni bëri na ay amateurs yu nekk ci diaspora bi di ñu contacter pour xam naka la ñuy def pour seetaan Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 Diène Kaïré Modou Anta lu yomb la dañuy dugg ci senaffiche.com wala ci gastonproduction.com production amul S. donc bu ñu duggee ci senaffiche.com par exemple dinañ gis benn bouton bu orange bu ñu bind achat ou connexion foofu la ñuy bës bu ñu fa bësee bu fekkee musuñoo inscrire ci seen affiche maanaam musuñoo fay ci combat pay-per-view yu jàll dañuy inscrire am na fu ñu bind s'inscrire bu ñu bësee ci s'inscrire nag dinañ mën a dugal seen email ak seen ay mot de passe bu ñu dugalee email ak mot de passe ak tour ñu valider bu nekkee ne bëgg nga lu gën a yomb amuloo email amuloo mot de passe wala maîtriser woo ko bësal ci inscrire ak Facebook boo ko bësee wala nga bës ci inscrire ak sa compte Google dina def inscription bi directement après nag nga war a fay ak sa carte bancaire. Ibrahima li nga wax leer na ci man waaye léegi ginnaaw bi ma inscrire ba pare ñaata la lamb ji jar ci diaspora bi ak naka laay fay. lamb ji en pré-vente ñu ngi koy jaayee €6,99 dal lay won entraînement ñeenti mbër yi ba pare wanaale combat ba ca bés ba wanaale la face à face yu fay am waaye boo bàyyee ba ca bés ba nag €9,99 la nar a jar inscrire nga ba pare gis nga ni mu ngi lay laaj sa tur ak sa carte bancaire. bu fekkee ni tey jii amuloo carte bancaire mun nga fay ak PayPal yaakaar naa ni ñu bëri ci diaspora bi am nañ ko carte bancaire bi nee na la nom du titulaire de la carte foofu ngay dugal sa tur
numéro de la carte boo déggee carte de crédit nag mooy carte Visa Mastercard American Express ak yu mel noonu nga dugal numéro bi nga xamante ne moom mooy 16 chiffres numéro 16 chiffres yu nekk ci sa carte mu leen la MM ak YY loolu mooy mois d'expiration ak année d'expiration boo gisee carte bi dafay valide jusqu'à nga dóor ñaari chiffres yu nekk ci mois bi ak ñaari chiffres yu nekk ci année bi ba noppi mu laaj la CVC nag donc yaa ngi koy fekk ci ginnaaw carte bi ci ginnaaw am na ñetti chiffres yoo xamante ne moom la ñuy woowee CVC boo ko dugalee ba pare bés payé rek moo ci des automatiquement fay nga ba pare saa yoo ñëwaatee connexion bi day yomb da ngay ñëw gis image combat bi très facilement Père Tapha. li leen neex na daal waaye du jiw kon boog sama njaboot gi ne ci Europe bi gaaw dugg seen affiche.com abonné inscrire seetaan lamb ji indépendance lamb ci jàmm ak salaam.